bu baax. alors ñu bàyyi la nga nuyonteeg sénégalais yi. d'accord donc Asma maa ngi lay nuyu. di la remercier ci invitation bi. di nuyu waa plateau bi également di remercier téléspectateurs yu ñuy suivre sur la Sen TV. Aïcha mi ngi noonu moom itam gan la Mame Sidy Diop maa ngi lay ziar noo def naan nga café ok bismillah mi ngi noonu moom itam suñu gan la daal di bàyyeekoo fële ca Yoff Layeen am na événement nag bu leen fi tax a toog waaye dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyonteeg téléspectateurs yi mi ngi wuyoo ci turu Serigne Pape Mbaye Thiaw Laye fils du 4e xalif Seydina Mame Alassane Laye Mame Rane noo def. asalaamaaleykum maa ngi lay ziar bu baax a baax maa ngi ziar ñi nga xamante ni ñoo ngi nii seetaan ñëpp. di nuyu population Sénégal ak jullit yàlla yëpp. man la Pape Mbaye Laye doomu Seydina Mame Alassane Laye 4e xalif général des Layènes. nekk président commission organisation bu Vision 129. macha allah mu mel ni dafa am xew-xew boo xamante ni yéen a ngi koy nam amal nan lay demee kañ la. waaw xew-xew boobu mooy appel bi nga xamante ni mooy appelu Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu wasalaam bi nga xamante ni moom la yàlla dogal at mu jot bi ni koy taxawal fële sa Yoff ak Cambérène ak Ngor Vision 129 nag dafa am taxawaay boo xamante ni da koy taxaw at mu jot muy préparation sesetal bu mag boo xamante ni wax sa dëgg na yàlla ku tudd Vision 129 di nga xam ne sesetal boobu ñoom noo ko yor. depuis mois de année 2007 la ñu tàmbali di dérouler suñu nettoyage yooyu ndax appel buy ñëw ndax la yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon rek an-nazaafatu minal iman ne set si jaamu yàlla la bokk te kër Seydina Limaamu dañu xamee ak cet si ñoom. loolu moo war a tey suñu jotaay tey ngir ka wax àdduna woo àdduna aussi. képp koo xam ne ab jullit nga ngay yuyoo ashadu an laa ilaaha illallaah ashadu anna muhammadu rasulullah ni fas yéene laa woo si programme bi nga xamante ni moom la ñu dëgmal te yaakaar naa ne war naa mën a dérouler programme bi wax la ni muy demee. Aïcha programme bi nan lay demee. waaw programme bi moo ngi tàmbali la 5 bi muy samedi. incha allahu rabbi suba daal maanaam suba incha allahu rabbi fële sa jàmmalaay. maanaam jàmmalaay buñ ko waxee dafa am cité jàmmalaay am jàmmalaay mooy xabru Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam. fi nga xamante ni foofu la appel bi amee. incha allahu rabbi muy la 5 foofu la ñuy tàmbalee à 9h si ndigalu suñuy bàyyi. ak sunu xalifa bi nga xamante ni moo fi nekk di ko nuyu à passage di Seydina Mouhamadou Mokhtar ibnu Seydina Mandione ibnu Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam si ndigalam la ñu doxee nettoyage boobu nag la 5 bi lay tàmbali fële sa jàmmalaay buñ fa jugee dinañ fa def une semaine si biir jàmmalaay googu noonu la 11 incha allahu rabbi la ñuy jeexal jàmmalaay muy une semaine yoo xam ne bayaal bi dafa yaatu te bayaal bi yaatu gi muy yaatu fa la nit ñi di ñëw moo tax ni fa sénégal lay di si woo jullit yàlla yëpp bu nu fa jógee incha allahu rabbi le 11 le 12 dañu jël tali yi nga xamante ni moo nekk si Yoff mu tàmbalee tali Tongoor ba jàpp tali Apex bi incha allahu rabbi bu nu fa jógee semaine ba sa des noo ngi dem kër xalifa bi ak rakam te noonu la ñuy demee fii nga xamante ni mooy xuntama sa gorot ba fa Sénégal lay noonu la ñuy demee Cambérène bu Seynaay Saar Walaay fi nga xamante ni foofu la ñuy ibbee appel bi incha allahu rabbi fa Sénégal lay moom tamit ndax fépp foo xamante ni gën daal dafay dal fas yéene nañ kaat nettoyé ba ku fa ñëw rek incha allahu rabbi nga ñëw fekk fa ak seet goo xamante ni daal lii waa laay di woote di nga xam ne lii la mooy loolu. mi ngi noonu macha allah loolu nag mu mel ni yéen mën ngeen ko peeloo bu baax a baax insalubrité boobu ngay waxtaanee ci gox moom la madame Sow fas yéene xeex itam ci biir école yi mu ànd ci ak la lutte contre l'insalubrité en milieu scolaire hygiène en milieu scolaire HMS alors lan mooy programme bi lan mooy projet bi naka ngeen ko bëgg a tëralee yéen itam. voilà donc ma ñëw tuuti ci HMS parce que HMS mi ngi signifie tout simplement comme ni nga ko waxee hygiène en milieu scolaire et c'est un projet typiquement national boo xamante ne ñun jeunes yi ñoo ko créé parce que benn constat lañ jot a def vu que dañu def benn descente sur le terrain xool ne y a un manque d'hygiène dans les écoles gis na insalubrité bi bari na ci li nga xamante ne mooy dëkk bi particulièrement ci écoles yi alors moo tax tey ñu mettre en place le projet qui a comme objectif la lutte contre l'insalubrité alors ci kaw loolu comme dañ ci liggéey ak waa ministère de l'éducation nationale donc dañ ci am seen validation pour avoir un accès facile dans tous les établissements du Sénégal projet bi dafa jël ay objectifs am répartir ko en 3 phases
Alors la première phase c'est la phase cleanliness, la phase de la propreté et de la solution. Alors ci phase boobu li ñuy def mooy apporter ay solutions ci école yi parce que mënuñu ñëw gis insalubrité bi def constat xam le manque bi nga xamante ne moom lañ constaté ci école yi te duñ leen apporter des solutions. Alors ci solution yooyu dañu am 3 sortes de solutions. Le premier produit mi ngi tudd Solunet, un produit décapant désinfectant pour l'entretien des surfaces. Alors dañ ko defar uniquement pour nettoyer li nga xamante ne mooy surface ay sanitaires ay toilettes yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir école yi. Alors le deuxième produit c'est un dispositif de lavage des mains avec des gels antiseptiques. Le troisième produit c'est des chariots de nettoiement. Chariots yoo xamante ne dañuy yombalal femme de charge yi nekk ci biir établissement yi seen liggéey. Parce que da ngay gis femme de charge boo xam ne day nettoyer école mais dafay am ay matériels yoo xamante ne dafay jaxasoo. day jël bale teg fee jël serviette teg fee yooyu yëpp daf manque de temps daf koy indi si li nga xamante ne mooy liggéey bi. alors loolu moo gën a tax ñu defal leen des chariots de nettoiement au complet. nga xamante ne lépp day nekk ci biir chariot bi pour mën a yombalal leen seen liggéey. chariot de nettoiement mooy lu ñuy pousse pour di fobeere ak defar léegi loolu noonu da ngeen leen koy may wala da ngeen koy jaay école yi parce que c'est baax na ñu leeral ko. ndax ndaw ñi ñëpp kenn ku ci nekk mi ngi jóg ngir setal goxam wala fànn boo xamante ni xaaratuñu ci nguur gi. honnêtement ça devrait venir justement du ministère de l'éducation cette organisation est-ce que c'est un projet que vous voulez leur vendre ou da ngeen bëgg ñoom ñu gunge leen ci. voilà côté boobu am na vente. côté solution yi am na vente. vu que ministère ñu ngi accompagner mais techniquement. techniquement la ñu accompagner ndax circulaire la ñu jox. alors ñun à notre niveau on déploie nos propres moyens. pour dem ci école yi. alors vente bi day am mais dafa am benn subvention bu ñu def ci prix bi. donc dañuy produit Solunet bi dañ leen koy jaay. chariot de nettoiement yi également dañ leen koy jaay mais prix bu baax lañ leen ko jaayee pour bëgg leen mën a jàppale ci wàllu set bi. très bien yéen a ko doxal yéen a ko amal yéen a ko xalaat. càmbaraat ko. exact. merci beaucoup en tout cas c'est très important. c'est un magnifique projet ki nga xamante ni nag moom mi ngi bàyyeeko ci Yoff Layeen moom itam am contenté dalal la fii am na solo loolu sax ndax li ngeen di def képp kuy jullit bu ñu ko ci woowee rek war na leen mën a dooleel et moi je pense que ce serait justement l'occasion de vous mettre ensemble ndax fële ca Yoff am na ay école du dëgg te setal bi ngeen di wootee lii projet bi je pense que vous êtes basé juste sur l'ancien système éducatif ndax dañ daan gis bu ñu gën a nekkee tout tànk da nga daan dem école am na benn barigo boo xamante ni day ànd ak saabu nga doon raxas sa loxo ñun suñu ay bonnes mœurs yi ñi perte moom la ñuy revendre aujourd'hui au ministère de l'éducation et c'est quand même triste mais mën ngeen lëkkaloo. waaw loolu yaakaar naa ne ñun képp koo xamante ni da ngay woote ak set rek mën naa wax ne ñun dañ la siy jàppale. parce que dëkk bi nu dëkk di Yoff képp koo xamante ni yaa ngi fa doon association wala lu mu mën a doon lu fa nit di nettoyer daf ñuy ñëw seeti en tant que vision 129. parce que vision 129 ni baal ma foofu mooy les petits vies de Seydina Limamou Laye. njabootu Baye Laye gi la ëmboon mais dañu dem ba vision 129 2018 si leen créé nouvelle dynamique. bi ñu créé nouvelle dynamique ni jéem a changer mentalité nit ñi. si leen ñu jëlee képp koo xam ne saxaaba nga képp koo xam ne jullit nga jël la boole suñu biir. kon yaakaar naa ne mooy li mu wax loolu dañ ciy sawar. parce que tey jii ñun si accès lan ñu xamee. bokk na si première phare bi nga xam ne ni bu appel di jëw dañu koy def ba ñëpp xam ne am na luy waaj a xew. beneen bi mu bokkoon ni baal ma dama ko fàttee wax muy lu jëm si social. parce que vision 100 bi na bu appel di ñëw moom aussi tamit day def social boo xam ne wax sa dëgg ne yàlla képp koo xam ne yaa ngi yeewoo si dëkk bi da ngay gis social bi nga xamante ni mooy daw si dëkk bi. daaw buñ ma baalee daaw. def nañ plus de 17 tonnes ceeb yoo xamante ni. ak 1000 butéels d'huile 5 litres dañu jënd. en tant que association Vision 100 bi na maye ko si dëkk bi. ndax ñun ñëpp xam ne ne Covid bi mu ñëwee. dafa laal bépp famille boo gis si ak pauvreté. moo tax Vision 129 bu nu jugee setal boobu incha allahu rabbi fas yéene neen le 21 ba le 2 mars incha allahu rabbi ni commencé joxe suñu social mais kii moom incha allah li mu wax lu am njëriñ ndax te lu nu mat a jàppale la tamit. Très bien. En tout cas, mi ngi noonu merci beaucoup à tous les deux pour votre présence sur le plateau. Il est très important. Alors, est-ce que HMS moom day continuer rek ci école yi yan gox ngeen amagum fan ngeen tàmbaleegum. Voilà pour école yi la parce que suñuy cible établissement yi la commencé nañ avec 4 IEF de Dakar Plateau de Grand Dakar des Parcelles Assainies et de Thiaroye alors bu ñu defee sensibilisation yi ba pare dañuy def des formations yi dañ ci ànd ak les techniciens de surface et les directeurs d'école di leen former sur le bio-nettoyage et quand on dit bio-nettoyage on fait allusion au nettoyage et la désinfection parce que mënoo nettoyer sans désinfecter waaye également mënoo désinfecter sans nettoyer. Justement. Loolu aussi c'est une formation qui est gratuite pour les écoles.
Après la formation on fait des évaluations aussi parce que mënuñu former sans pour autant suivre et évaluer. On évalue le niveau d'hygiène dans les écoles si on constate que école bi dafa respecter normes yi nga xamante ne dañ ko waxtaanee ci formation yi ñu appliquer ko les établissements seront primés dañ leen a jox ay dons. Donc dañuy jël suñuy chiffre d'affaires générer ko ay consommables hygiéniques ak ay consommables matériels. c'est-à-dire écoles yi dañ leen di gën a ñaax ci set bi di leen may ay produits d'hygiène di leen may ay chariots de nettoiement di leen may ay fournitures d'école di leen sensibiliser pour ñu gën a góorgóorlu donc yooyu yëpp ci partie sociale la li nga xamante ne moom la ñuy def ci wàllu projet bi. C'est très important mais ma question elle est évidente il y a beaucoup de débrayage beaucoup de grève en ce moment yan solution comme yéen seen cible école yi la établissement yi la yan solution ak yan xalaat ngeen di mën a yokk muy ndaw ñi di professeur gi ak nguur gi nga xamante ni ñoom ñoo ngànk coow li. Voilà ñu gën a góorgóorlu ci wàllu éducation parce que tey comme li adage bi wax un esprit sain dans un corps sain nit ñi xale yi nga xamante ne ñooy nekk ci école yi que ça soit muy professeurs yi wala muy le personnel enseignant dañu leen war a gën a ñaax ci wàllu hygiène ci wàllu toppatoo bi ñu war a toppatoo wàllu éducation parce que tey quoi qu'on puisse dire enseignants yi dañuy am lu bari lu ñuy revendiquer et que seen droit la quoi qu'on puisse dire seen droit la dañ leen war a jàppale état daf leen war a jàppale ñun su ma jëlee ci wàllu projet bi da ngay dem rencontrer un directeur d'école boo xamante ne c'est une école publique nga gis ne subvention yi état war a def ci ñoom duñ ko def ñoom ñooy jël seen propre moyen pour seetal seen école di jël seen propre moyen di jënd ay fournitures d'école di ko jox ñi nga xamante ne ñooy élèves yi alors loolu état foog mu bàyyi ci xel gën a jàppale ñi nga xamante ne ñooy personnel enseignant yi mooy directeur d'école yi mooy élèves yi aussi ñu mettre leen dans de très bonnes conditions ñu mën a gën a góorgóorlu ci wàllu set bi parce que li ñuy wax aussi parfois da ngay gis élèves rencontré naa ay élèves yoo xamante ne dañ la naan amuñu fitu dem ci toilette yi école yi di dem def seeni besoin parce que dafa tilim exactement parce que dafa tilim donc dañuy obligé toog ci classe bi muñ ko ba wàcc te loolu àndul ak concentration àndul ak lenn jàng dafa am lu mu laaj li mu laaj yëpp itam ñu ngi ñaax wax dëgg yàlla état mu jàppale ci ñun aussi ñu jàppale ñu pour suñu objectif ñu mën ko atteindre parce que c'est un projet lourd bu ñu am un projet très lourd parce que dañu war a enrôler tout le Sénégal te loolu c'est pas quelque chose de facile. Très bien. Voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre visite sur Subatel. Merci beaucoup aussi à gan gi nga xamante ni moom mi ngi bàyyee ko ci Yoff Layeen dañuy leen di jaajëfal bu baax a baax yeewi leen rek xam naa ni yitey bëri na ndax lii ku ko jëbbant wala nga sanc ko amoo jot de sang bi. waaw amuloo jot. waaw yooyu maa ngi nekkaat si yeneen i activités ak yooyu. Très bien. waaw moo tax xam nga mais daal en tout cas daal xool sedd na yàlla def jàmm ba lépp lu nuy déroulé rek incha allahu rabbi yàlla sottal ka mais daal message bi may lancé maa ngi woo jeunesse bi yëpp. ni ñëw fekk suñu su mbir moomu noonu daal. macha allah ñu dem ca Yoff Layeen. incha allah bàyyi suñu waar. bu soobee yàlla ñaan yàlla liggéeyal yàlla seetal suñu gox. wallaay incha allah maa la wax li merci beaucoup à tous les deux. voilà merci beaucoup Asma may ma tuuti maam ñu ma remercier. donc maa ngi remercier toute l'équipe de HMS nga xamante ne que ça soit l'administration et l'équipe de production maa leen remercier di remercier également samay deux mamans parce que j'ai deux mamans. sama maman Bigui ak sama maman Ndeye Seck di leen remercier di remercier ma sœur Adja di remercier aussi monsieur mon mari. monsieur Sow vraiment big love à toi parce que moo ma jàppale. vraiment merci beaucoup. merci en tout cas Bigui noonu dañu leen di yeewi Mame Sidi ñoom ñu dem bu ko defee ñu dugg léegi nag ci Juma Mubarak dalal ki nga xamante ni moom moo di Fama Ba ak Gora Niang. Aïcha mi ngi noonu merci beaucoup en tout cas ce fut très croustillant mi ngi noonu ñu dugg nag ci Fama Ba ci Juma Mubarak Fama dalal ki nga xamante ni moom moo di Gora Niang Fama noo def. Asma nuyu naa la. di la fay. am plaisir daal di rejoindre li nga xamante ne moom mooy plateau Subatel bu ci baaxee rek waaw. ñu déet. ci la. ok. voilà mi ngi noonu Mame Sidi ba ci kanam. bu baaxee rek waaw ci gannaaw rek ngeen di jàll merci beaucoup ba ci kanamee Mame Sidi bu baaxee mën nañ ñuy rejoindre tout à l'heure rek daal di ciy gunge Gora Niang ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy daal di awu waaye plaisir la tey ñu daal di ko fiy dalal bu baax a baax moom sëñ Gora Niang di ndaanaan bu mag tey moom la ñuy dalal ci suñu rubrique Juma Mubarak nuyu leen yéen ñi ñuy seetaan am mbégte bu baax daal di feggoog yéen rek jàkkaarloo ak yéen seen Gora ñu am plaisir tey dalal la fii ci suñu plateau Sen TV rawatina nag émission Subatel rubrique Juma Mubarak nga di naanaan bu mag nuyu nañ la dal laalal ak jàmm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu soxna Fama ñu ngi nuyu mbooleem soppi Seydina Muhammad yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan waxtu wi tembe ci télévision bu mag bi di Sen TV di jiital ci nuyoo bu Seyid Alxaaji Bugaan
Guèye Dany ñaanal ko yàlla dolli ko defal tawfiix amiin ci daraja yi Seydina Muhammad waaye ñu nuyu la yow soxna Fama nuyu la waaye yóbbante la nuyoo ci sa yaay muy sunu soppe madame Ba nuyu soxna Aïcha soxna Khadija Asma ñaanal la yàlla defal la tawfiix amiin yaa rabbi ñu bokk toogoon nañu fi daaw toogaat leen yàlla na toog déwén amiin yaa rabbi ci daraja yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam macha allah dalal ak jàmm ci suñu biir ndax wax nga ko bu ñu toogee daaw toogaat fi ren dafa fekk dañoo jiglante kon yal na yàlla jig ñuy tamit suñu ànd bi yàlla na wëy waaye doo pare nga ne man daal maa ngi nii ñëw yu bees tàq ñu war a béglante rek ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ko wax léegi daaw ñëwoon nga ren nga fekkewaat ko yàlla nañ ko fekkee déwén te lenn waralu ko lu dul bëggal ñi nga xamante ne ñoom ñooy soppe Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk rek ci tarixa Cheikh radiyallahu anhu ku ci mel ni ñoom njabootu maam Alaaji Malick njabootu sëñ Babacar Si njabootu maam Abdou Aziz Si Dabaax ba ci Al Amin ba nga xamante ne feggal nga ko wéy boo xamante ne nee nga ko Al Amin ba ca Tiwaawan di ñaan yàlla taas ñu ci seen barke yokk seen leer foofu ñu tëdd ca Tiwaawan waaye tamit ngay amal bés boo xamante ne saa su nekk danga koy amal ren di 10e édition bi nga koy amal fële ci Pikine Texago ñetti mbaar waaw di ko amal sa ay soppe foofu balaa ñuy ñëw sax ci waxtaan boobu loolu ren mu nekk 10 ans 10 ans fukki at boo xamante ne sëñ góor yaa ngi koy bégal ñi nga xamante ne ñoo ñuy waay sa ay dëkkuwaay fa nga dëkk wala lan la lu tax ngay dem ba Pikine di ko fa defee saa su nekk waaw xam nga Pikine nag lanu dëkk ba léegi nii waaw ba léegi maa ngi macha allah waaw ndax ba léegi daal ñu ngi ci sunu wetu waajur yi nanguwuñu fa jóge waaw toog ci seen wet di leen wéttali di leen gunge dëkk ak sunuy bokk dëkk la sunu soxnaak sunu ñëpp ñu nga Pikine mënunoo am lu gën a rëy Pikine ndax Pikine la ñu xamee naka la ñuy def ba tagg Seydina Muhammad ñu koy tàntal fukki at ba may xale ba léegi may tagg rasulullahi sama yaram wi saf sàpp ak yonent bi kon fukki at maa ngi tàntal Seydina Muhammad 2009 laa ko njëkk a tàntal bi ma koy njëkk a def la yàlla xam doy na waaye yàlla ak mbaaxam ak daraji Seydina Muhammad yàlla mottali lépp ba tey jii chaque at ñu koy def ren di tolloog samedi suba 5 février ñu ciy sargal Mouhamed Victor ak sunu yaay Adja Ndey Sow soppay Seydina Muhammad yow sallallahu alayhi wa sallam nga ne lu yàlla xam doy na ba nga koy door 2009 ak tey 2022 nga koy def peut-être boo dellusiwaatee un peu ci chaque année rek mu yokk ndax yëfu sang-sang yi moom ku ci nekk lu nekk moom ci boppam moom mooy barkeel sab yëf naka la fa demee xam nga commencé ci disons fukki chaise ba tey ngay wàcc li nga xam te ne moom mooy 1000 chaise ak lu ko ëpp bi ma koy njëkk a def basan laa def wax ko Oustaz Pape Anne mu war ko waxtaan si sëñ Maodo si yónni ko Ross Béthio Oustaz Mara Fall ñëw boobu taxi iranien ci lay door a génn mu ñëw toog ci nag sol yére bu ñu gomee toog ci kanam ma naan papa bi la ma yebala waaye boobu ba léegi chaque at ñu def ko waaye saa bu nu ko defee daal mu yëg ni sama digganteeg Seydina Muhammad yonentu baa ngi koy gën a validé ndax nit dina nekk ci dara jekki-jekki kam ko sant mu yëg ni am na lu ko metti wala mu am lu mu ci wàññi waaye chaque at dama yëg ni Seydina Muhammad mi ngi gën a d'accord ni man dama ko war a tàntal may ñu ci dara ci sang-sang yi ala nabi wa alayhim ajmaina salaama rabbina daiman ama bi sahbihim ana soppe yonent bi la ilaha illallah rabbina suñu loxo yi ca kaw la alaamaatu xaalo ina zama isticmaalu sunnati min jumlati l umam wan ma Madina Makka ngi ni am sa sunu loxo yi ca kaw Zumma bnu Awf wasadun saaba ya loxo yi ci kaw sa loxo yi ci kaw sa Abubakar Asma ayne atixo mbay loxo yi ci kaw
soppe sëñ Babacar ay ci ku ko ci jaral loxo ca kaw ku mu jaral ana ñi bëgg yónneen Muhammad ku ko ci jaral ay ci ku nabi jaral jaral na ma ku mu jaral ay ca waa suba teel ñoo ay ca waa suba teel ñoo suba teel ñoo ay ca ku ko ci jaral go ci jaral loxo ca kaw ku mu jaral ku nabi Seydina Muhammad ku ko ci jaral ya Rasulallah ya Rasulallah ma way ya Rasulallah ya Rasulallah ma way la ya Rasulallah korona dunu teewa yonen Mamadou bayre bi yow la ya Rasulallah ya jara magal di fini ku fi am banu lay naw Mamadou moo la ko defal ya Rasulallah ya jara magal ay waay am na soppe yonent bi Mamadou bayre bi yow la ya Rasulallah Cheikh Omar ya Rasulallah ma way la ya Rasulallah Masha Allah xam nga teranga fan la yam mi ngi yam ci tim raw du yonen ya Rasulallah anga xam nga fan la teranga yam mi ngi yam ci tim raw du yonen ya Rasulallah yaa leen gën yaa leen man yaa leen raw Mamadou Lamine ya Rasulallah ki tëdd ca Madina ay waay Madina waay mag ya Rasulallah ya jaramanga Mamadou yaa nu xamal yonen Mamadou yaa nu xamal ya Rasulallah ya jaramanga su guddi jotee nu way la ya Rasulallah Alhaji Cheikh Omar kan lay wayal yonent bi ya Rasulallah mirwar l'islam yi lay bégal ya Rasulallah Masha Allah lii dafa neex ba jéggi dayoo Masha Allah Asma yonent yàlla Muhammad alayhi salaam sallallahu alayhi wa sallam képp ku koy woy damay seetlu ni da ngay reetaan xanaa mooy mbégte mu mag mi xam nga lu neex boo koy dugal ci xolu nit ñi balaa nga ko cee dugal yow da ngaa war a bég dëgg la te yonent bi nag dafa neex Masha Allah la nga wax rek te bànneex du dab nga jàkkaarloo raw du ki nga xamante ne mooy sang-sang yi yal na yàlla may balaa ñuy ñaanal suñu bopp sax pour dem aji ji màkk nañ ko ñaanal ñi nga xamante ne bëgg nañoo yóbbu seen ay waajur nga xamante ne mag lañu ñu yàlla yombalal leen ko rek ba nga xamante ne dañ leen di yóbbu ñu daal di dem ziyaare ki nga xamante ne mooy Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam waaye sëñ Gora da nga cee xaw a brosaale mu di maam Maodo Alaaji Malick Sy moom mi nga xamante ne tarixa Cheikh macha allah tey moo ko fi samp gannaaw bu mu jaaree ci Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu anhu macha allah tey ñoom itamit nga bokk ci njabootu tarixa Cheikh mu bëggoon rek peut-être nga wax ñu ci un peu tey sëp cofeel ci ñoom ku mel ni ci Al Amin kan moo nekkoon Al Amin ñu gën ko xam ci junior sëñ gën kii tamit nga xamante ne moo di Mame Abdou Aziz Sy Dabakh des fois ñu dàqantalee la ko sëñ Gora ñaa Dabakh nga wax ma tuuti rek ci ñooñu balaa nga ñuy yëkkatil ba ci kanamee xam nga nag ñun ci tarixa bi la ñu judd ndax sunu waajur wu góor maa ngi koy nuyu sam papa Mamadou Niang muy baay bu baax dama koy wax sama mag keroog maam Niang ma ne ko bu yàlla wëlbatiwaatoon adduna bi muy door a tàmbale ñu ni ku nekk na tànn baay bi la gënal ma ne ko duma tànn kenn ku dul sama baay dëgg la ndax baax gi ci moom bëgg njaboot gi ci moom mën a sagal njaboot gi ci moom Ami Niang da koy wax chaque jour
naan ñun de jooyuñu ndey jooyuñu dara ndax sunu baay bi kon nag moom la sëñ Babacar Si jox tariixa bi ba muy ndaw muy sàq mi salaatal faatixi ba yàlla may ko ak njabootam googu di njabootu leer di doomi leer juddi ci salaatal faatixi macha allah ba ñun ñu judd ci juddu xàmmee mu yóbbu nu daara doomam ñi ci ëpp daara la nu xàmmee wala ku ci gimmi ba xàmmee balaa ngaa dëgër mu yóbbu la daara ñu nekk Tiwaawan di jàng ci sunu diine lislaam di jàng alquran ba yàlla dogal ni muy sottee sant est-ce que ñu doon njabootuk sëriñ Babacar Si doon njabootuk sëriñ Abdoul Aziz Al Amin sopp Mawlana Cheikh Alhaji Abdoul Aziz Dabakh ba jeex ci tàkk dëgg la looloo waral ñun ñu juddu doon ay taalibe Cheikh. dëgg la looloo waral it ñu doon alalu kër Seydil Hadji Malick. macha allah léegi nag le 5 samedi bi suba. moom nga amal ndaje goo xamante ni di nga si tagg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit di nga fàttali askan gi ñu ndaw ñi Sénégal njaay li nga xamante ni moom moo di mag yu baax yi fi yàlla baaxee ndax nag lu ñun chance la ci ñun de. dëgg la de. macha allah dëgg la. képp ko ci ku koy waxtaanee suba. Pape Anne moo koy waxtaan. oustaz Pape Anne macha allah. nga ànd ceeg ñan ci sa naataango woykat yi. sang yi nga xam ne ñooy tagg Seydina Muhammad ndax man kuy tagg Rasulullah sama sang nga. waaw ndax man dama jàpp ni moom rek mooy sama lépp Seydina Muhammad. dëgg la kon ku koy tagg nag dama lay bëgg sama sang nga yaa ma gën. dëgg la ki ma gëm ni moo ma gën mooy kiy tagg Rasulullah. dëgg la. waaw kon ñoom Samb ñëpp ñu leen ci xaar. Aboubacar Samb ma nga fa. Abdoul Aziz Ndiaye ma nga fa. Abdoul Aziz Niang ma nga fa Maam Niang ma nga fa ak Isma Sène. Serigne Cheikh Omar Kan nag mooy borom jotaay ba. Serigne Cheikh Mouhamad Al Hafiz Sy moom it ma nga fa. Serigne Mame Abdoul Aziz Sy ma nga fa ak mbooleem ñi nga xam ni ak Chérif Moustapha Aydara ak mbooleem di rakko Ahmed Aydara ak mbooleem ñi nga xam ni ñoom laa séqal géewu tagg yonent bi ñaa nga fa ñu bokk ak ñu. ban heure lay door. 18h nit ñi sañ se toog 19h jàngkat yi tàmbale 20h ma génn. macha allah li neex na de. loolu dara sañse ndax taalibe Cheikh saa su nekk dañ koy wax rek taalibe Cheikh ca taar ba ca sañse gi ci lépp te la nga sol rek rafet na. xale bi jigéen bee ma ko xoon mu ni ma taalibe Cheikh taxawal man ko ku leen taalibe Cheikh laa mu ni ma. dëgg la boo gis mu rafet sol lu rafet. bu xeeñ lu neex jëbaleer mu yaru yeewu yaatu. yiw tey tabe set chell son loolu am na doon jóge bëri feem dal ta ndaanaan. boo koy woo nee ko taalibe Cheikh. nee ko taalibe Cheikh te loolu lu tax mu nekk dëgg sax il faatixi li ma oxlixa. wal xaatimi mi ngi noonu salaatul juma boobu ba nga xam ne loolu am na képp ku koy jëfandikoo di wérd di tudd yàlla ci kàddu yooyu lee da ngay bëgg lu set da ngay bëgg lu baax da ngay xam lu baax di wax lu baax te nag yàlla day def sax nag ba ubbil la xay bu ba nga xamante ni képp koo taxawal rek day xam ne ni fii nga bokk macha allah loolay sutura macha allah di ci ziar bu baax a baax oustaz Pape Anne moom macha allah nit la ko am te ne ñu fonk ko lool di ko déglu muy jàmbaar ci diine l'islam rawatina ci tarixa cheikh ak tarixa yëpp waaye ci tarixa cheikh dañ ko cee sopp ndax fu mu waxtaanee ki nga xamante ne moom mooy njabootu Seydi El Hadji Malick rek suñu xol day daal di sedd donc ñu ngi ko ci ziar bu baax a baax oustaz Pape Anne du ma dugg Tiwaawan nag te du ma ziar soxna Penda Dial bu sëñ Mbay Si Abdou di ko ziar di ko jox wàccuwaayam moom it di jigéenu jàmbaar ju baax a baax ziar waa Tiwaawan yépp sëñ Góora amoon mbégte dalal la fi te yàlla na chaque année yàlla di yokk di barkeel di wéral sa baat ba nga xamante ne fi nga bëgg a yegg rek yàlla yeggalal la fa te incha allah day am ndax ki nga wóolu di ànd ak moom moo mat a wóolu te kooku bu d'accord rek ñëpp ànd macha allah donc ñu bàyyi da nga tàggatoo defaat appel rek peut-être ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu ngi ko pare ne defaat ni nga defoon daal toj plateau bi zikkër gu neex ñu tàggatoo man sax nag balaa muy tàggatoo damay tàggatoo Mame Sidy Diop gërëm leen gërëm ñëpp ndax émission bi tey dañ koy gàttal bu ko defee tantal na bi daal di mën a ñëw ñu bàyyi la nga tàggatoo ba pare nag may ñu avant gu suba bu ko defee man ma def sama blanc bu baax ànd ci ak Fama ñu ñëw. Asma nag xam nga maa ngi leen di invité. dëgg la macha allah bëgg ngeen ñëw. incha allah rabbi day am sax. sëñ Gora bay tëj rek ñëwal ak ñun ci Tijaan yi. ci Laayeen yi ci Murit yi comme ni nga koy defee ci Ñaseen yi ndax loolu it lu am solo la te lu neex la benn yoon dinañ ko gën a yaatal. incha allah
waaye maa ngi nuyu Alhaji Mbaye Diop Jamil bu sunu baay Modou Anta Alhaji Mbaye Diop 2 minutes ñaanal ko yàlla na ko yàlla doon defal tawfeex amiin yaa rabbi nuyu soxna Assou Ndiaye Camaris ñaanal ko Adja Ngoy Fall moom it tay la anniversaire am muy soppee Seydina Muhammad ñaanal ko yàlla doon ko defal xéewal moom ak Adja Daba Ndiaye doomu ndayam amiin ñaanal leen yàlla tey moom it suba dina ñëw ci bés bi ñaanal leen yàlla na yàlla doon leen dëgëral ci daraje Seydina Muhammad nuyu sunu yaay Adja Ndey Sow nuyu Chérif Baba Sow nuyu Mohamed Victor waaye ñu nuyu Adja Fan Ndaw madame Niang nuyu mboolem fu nit nekk Aïcha Jigo Aïssa Sow bu Serigne Babacar macha ñu allah koy nuyu bu baax a baax nuyu Abdoul Majid nuyu Safia bu Serigne Babacar nuyu Safia bu Serigne Babacar Safia borom gis-gis macha allah woo nañ ko ci xew mi waaw Adja Sofi nag maa ngi lay invité waaw ñu ngi lay woo Alima Ndione Alima Ndione ñoom Mami Ndione ñoom Jeyna ba seen famille ñun sopp la nu ngir Serigne Babacar macha allah ñaanal leen yàlla sàmm leen ci barke Serigne Babacar amiin xutbul xaafi xayne baynal mashayikh yaa leen gën yaa leen mën daal seede leen loolo Cheikh Omar kan lay waay sama may Sëñ Babacar loxo ca kaw a kaw lay la man day waaru na kenn du Sëñ Babacar fama seede leen loolu yaa njooro yow lay waaye fi tasu leen kii mooy xutbul xaafiq ana soppey Sëñ Ba nañu màggal Sëñ Ba ku ko way tabbi al ndax moo doon du